waaw li ma ci yokk ma ne ko waaw est-ce que am nga moyen mu ne waaw moyen yi de li ma jàpp ne moo ci ëpp solo am naa ndax ay xalaat la am na yoo xam ne dëgg ay xalaat la xam nga Abdou Latif Guèye moo njëkk a nekk rédacteur en chef boobu Abdou Latif ma nga yore woon Jamra moom it nekk ca di liggéey yore woon ab journal boppam sax maa ngi gën a tudde ko Jamra mais mu woo ko mu ne ma am na ku ma détecté ko xam ne ku ñaw plume la yaakaar naa dana ko mën a booba mu commencé defe naa bimensuel maanaam par 15 jours lay génn dina ko mën a mais quadrichromie la moom la démarré dina ko mën a yore man déjà man chaque vendredi maa daan animé benn rubrique boo xam ne moo jëm ci société ou islam mais boobu moom Abdou Latif presque ñooy def liggéey bi ci ëpp mais déjà xam nga dañuy wax léegi defut école journalisme mais Sidi pratique am ak jaarwaayam taxoon na li war ci xam-xam bi yëpp presque am na ko te yàlla macha allah daf ko may xel beneen bi mooy li ngeen di tudd nii dafa xam liggéey dama koy wax dañuy waxtaan ma ne ko tu es un vrai manager mu ne ma lu tax nga wax ma loolu ma ne ko c'est-à-dire da nga xam nooy manager ma ne ko waroon ngaa bind waaw bi mu bind livre bi ma ne ko ci ni ñuy manager une entreprise nga waroon a bind plutôt parce que bu boobaa nit ñi leen jariñu mu ne ma non xaw ma ci loolu dara ma ne ko mais si loolu rek nga xam mu ne ma non loolu du sama xam-xam man bàyyi ma rek ma raconté ça ma ne ko non parce que yow ni ngay réussir à manager xam nga manager c'est pas facile. former li ñu nekk li fii rek ba mënul manager mënul ko Walfadjri vedette nga. du parce que nit ñi dañu am ay talent mais talent boo xam ne léegi da nga ñëw sax ci kii ñu damm talent rey ko ba du too feeñ. par contre boo amee ko mën a éveiller le talent te moom loolu la mel yéen ñëpp te seen témoignage benn la. da ngay ñëw mettre devant tes responsabilités mais bu demee ba responsabilité yi ëpp sa loxo mu jël ko en charge loolu du yomb mu ne ma donc journal bi noonu la ko créé mook Abdou Latif da lay presque du la bàyyi te buy liggéey xamul noppalu c'est dafa nit ku passionné la bu bëggee dara addinaam yépp ay na ko la mu bëgg rek loolu ku ma xamatul ne leen am na nekk journal bi guddeeg bëccëg ci la doon nekk boobu mu nga loué benn appartement fële ci biir Médina alors mu nekk ci moo ko Abdou Latif di kii bu mu jugee ci la ñoom Tidiane Kassé ñoo ñëw muy évolué ndax Abdourahmane Camara foofu bi muy dem mu ne ma dafa am lu ma bëgg a testé ma ne ko lan la mu ne dañ naan ñaari am na ko wax tey ñaari jàngkat yi mënuñoo juboo ki jàng arabe ak ki jàng français mu ne ma mais si mu ne ma xam nga lu tax duñu juboo bu ñàkk juboo amee lu ko waral ma ne ko mu ne ma kenn ci ñoom bëgg a wàcc àndam bëgg a def liggéeyu kële ba mu ne bu boobaa rek fan xoo dana am mais bu ku nekk yemee fi nga war a yem dana juboo mu ne man journaliste yi may recruter yëpp ay francophone la mais xam naa li ma leen defloo seen liggéey la dama leen di bàyyi ñu def ko man nag la cay wàll sama wàll nga xam ne man maa moom organe bi war a wuti moyen war a defi kii man mayam foofa mais seen liggéey moom sama yoon du ci nekk loolu philosophie la bu nekk bu leer ci boppam te loolu boo ko defee mais mujj gi defe naa ne mais kon su fekkee dégg naa la baal ma doguma la mais kon Sidi Lamine mën nañu wax ni moom mooy pionnier wu presse libre bii nga xam ni tey moom la ñuy en vérité plus que ça bi mu ko defee mu ne liberté foofu lay tàmbale xam nga liberté de presse dama koy wax ci parti politique dama naan parti buy wootee démocratie ak alternance te ci sa biir parti amul démocratie amul alternance gëmuloo ko doo ko doxal waaye presse buy wootee liberté de presse te ci biir presse bi doxaloo ko amul liberté de presse doxaloo moom nag yéen a ba ko gën a xam loolu moom yéen laay bàyyi ñoo ko dund ci seen témoignage laay sukkandiku ak li ma waxtaan ak moom daf naan ma nit boo ko waaye mu ne ma journaliste bi xam liggéeyam di def liggéeyam mais kooku ci côté liggéeyam yow sa yoon nekku ci bàyyee ko mu def liggéeyam alors te gis naa ne loolu la doxal ak ñëpp man nag aspect boobu moo ma gënoon a yéem ci moom ma ne kii c'est un vrai manager
lu mës a am nag am na ko wax tey ne Sidi bu dugaloon ak presse milliardaire lay doon. c'est vrai parce que yàlla ubbiloon na ko buntu yu bëri mais comme nee naa c'est un homme passionné. lenn rek la gisoon presse. et il fallait que presse bi réussir. d'accord booba bi muy créer Walfadjri xëy na ay Sud Quotidien moo fi nekkoon. aussi mu tey Sud Quotidien comparé ko Walfadjri Sud ñi ko yore ñëpp. dañu génn école journalisme. ñëpp. alors moom mu presque war a défier journal bu mel moom jaarul ci école journalisme waxuma la jaarul ci sax waa jàngul sax fa presque France. wala yëpp ci xam ay taxale la. alors war a manager ay francophone yoo xam ne ñooy liggéey ci kii bi. d'accord loo dinañ ci dellu si waat. El Hadj Becaye ñu déglu rek s'il vous plaît benn portrait boo xam ne Aïssatou Paye Fall defal nañu ko ci Sidi Lamine Niass ci fitna gi nga xam ni dal na ci kaw réew mi mu ngi juddu nag ci 1950 2018 ci la génn àdduna ay atam toll ci juróom-benn fukk ak juróom-ñett Aïssatou Paye kan mooy Sidi Lamine Niass. Sidi Lamine Niass mi ngi juddu fukki fan ak juróom ci weeru août ca Kaolack waajuram bu góor tuddoon El Hadj Mohamed Niass di doom si El Hadj Abdoulaye Niass mi nga xamante ne sos na tarixa Niassène. Sidi Lamine Niass nag génn àdduna tey ñeenti fan ci weeru décembre dundam gi lépp nag mu jagleel ko xeex ngir néew ñu doole yi nga xamante ne amuñu kàddu ñu am fan la ñu mën a tiis seen ay soxla. jàngalekatu arab la woon ca atum 1970 ngir nag yokki xam-xamam mu demoon sa université Al Azhar bu Caire jàngiwaat ngir rek gën a taxawal diine l'islam yokk na si itam jàngum communication sociale xëy na sax loolu ko gën a xeex ci politique gën a taxawal diine l'islam yokk na si itam jàngum communication sociale xëy na sax loolu ko gën a xeex ci politique ndax taxawaayam nag ngir liberté de presse ak liberté de pensée dëgëroon na bu baax ñu fàttaliku nag taxawaayam itam si jamonoy crise année 1968 yi moom nag mi nga xamante ne moo doon rak ci Ahmed Khalifa Niass xeexoon na bu baax niñ ko waxee woon ngir liberté loolu sax moo tax ca jamonoy Senghor ñu tëjoon ko ci kaso gi mu jege woon itam dëkku arab yi bu baax a baax yàgg itam xeex ngir rek suñu relation ak réewum arab yi nekk relation bu dëgër mu yàgg xeex itam ngir askanu Palestine moom seen bopp génn ci nooteel bi nga xamante ne yàgg nañ leen ko noot ci année 1980 yi nag si la tàmbale sos li ñuy wax Walfadjri bi nga xamante ne ca ndorteel ga bimensuel la woon ca lañ ci toftal nag muy dem di dem Walfadjri nekk hebdomadaire rajo bi topp si télé bi topp si site internet itam topp si ci atum 2000 nag mu participer bu baax ci alternance 2000 bi mu taxaw ci wàllum nag démocratie bu baax a baax waaye faaw nag ñu taxaw ci li nga xamante ne moo doon groupe de presse bi nga xamante ne ay kàngam yu bëri jaar nañ fa mu nekkoon nag benn groupe de presse bu amoon benn ligne éditoriale boo xamante ne mën nañu wax sax ne censure amatu fa woon ngir rek bàyyi askanu Sénégal ñu am baat participer si li ñuy wax vie politique fii si Sénégal nekkoon na naam patron de presse waaye nag faaw ñu taxaw ci doomu daara bi faaw ñu taxaw ci nitu diine gi mu nekkoon ndaxte Sidi Lamine Niass jot na bind itam ay téere yu bëri ci wàllum diine ci wàllum politique Sidi Lamine Niass nag nelaw na tey bàyyi ay jirim yu bëri ci wàllu gune surtout nag ci groupe de presse bi nga xamante ne mooy Walfadjri te mu sosoon ko ñu koy jaal ñëpp